jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri am nañu mbégte ni ñu koy defee rek bi weeru koor gi tàmbalee ak léegi bés bi yàlla sàkk ci waxtu wi ñu ànd ak yéen ci seen émission bi di salon d'honneur dellusiwaat nañ waaye nag tey jii mën nañu jàpp ne moom mooy tëjte gi ndax moom mooy numéro bi nga xam ne moom moo mujj ci li nga xam ne moom moo di koor gi ba tax na nag tey dina doon waxtaan woo xam ne waxtaan wu neex la waxtaan wuy bari njëriñ ndax nag wolof day faral di wax ne ay borom xam-xam fu ñu toog fu ne buñ fa jógee rek daañ fa bàyyi xam-xam boo xam ne ku ci jàpp rek mun cee jariñoo jamono ji nag may xaarandi rek sama partenaire xam naa ne moom embouteillage bi moo ko téye moo tax yeggseegul ak waajtaay yi xam nga jigéen rek ak waajtaay waaye léegi-léegi rek dina yeggse incha allah waaye ma leen di xamal ne nag wax dëgg yàlla dalal nañ fi ay gan yoo xam ne gan yu màgg la ku ci mel ni ki nga xam ne moom moo di docteur Ahmed Khalifa Niass mi ngi ci plateau bi ku ci mel ni imam Mansour Samb mi ngi ci plateau bi ku ci mel ni oustaz Seydina Aliou Ndiaye mi ngi ci plateau bi waaye itam ki nga xam ne moo di Mame Makhtar Gueye bu Jamra moom itam mi ngi ci plateau bi mu nekk nag wax dëgg yàlla plateau boo xam ne plateau bu am solo la bala maay nag wéyal li nga xam ne rek moom moo di présentation bi ak sama naataango yi nga xam ne ñoom laay bokkal liggéey bi damay daal di tàmbali nag nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñuy invité tàmbale ko ci docteur Ahmed Khalifa Niass ñi ngi lay nuyu sëñ bi Niass di la bàyyi nga nuyoo ko ñi di téléspectateurs yi. ok jërëjëf bi tey ñu ngi lay delloo nuyoo te mooy ubbil la buntu jàmm ci at mi yàlla jàmmal la. jàmmal ñu amiin jàmmal réew mi. amiin yaa rabbi. di itam sant suñu borom yi nga xam ne maye na jëmmi jamono wute woon na lii lool ci loo xam ne fi mu ne nii jege na ñeent fukki at. sama rak Sidi Lamine yal na yàlla yokk leeram. amiin yaa rabbi. ak Latif Guèye. moom it kii di rakkam di Mame Makhtar. moom it ñu commencé ca rue Rafenel. ci foofu ci angle bi ñuy def fa lu tolloog ñaari néeg. ñuy dem ba mujj gi ñëw biir Médina waaye ñu dem ba loolu yëpp xat ci ñoom. ñu jox place yi ba fii ñu am fii bâtiment boo xam ne Walfadjri moo ko tabax ci alalam lu fi jënd ko par pàkku kese la fekk. mu def ko ci ñu toog tey gis ne ña juddoon ci jooju jamono ay mag yu dox seeni soxla la ba tey ji loolu suñu doom yu baax jiita weeg ñu te ñu weeg ko te mu nekk suñu yaakaari ëllëg mu Cheikh Mouhamed Xaaw mu jël ko te kuñ ne Sidi Lamine ngay remplacer. ren ba déwén daanoo. kon waaja nga. dëgg la dëgg la kon nag moom Sidi Lamine moomu. ñu ngi ko fiy toogal te bu doon ñooy mën di def. kon dañuy safaan yëf yi. waaye ba tey ñu ngi ko wax ne ko gannaaw Cheikh a ngi fi daal ñas tëddal gàcce ngaalaam. jërëjëf sëñ bi Niass kaddu yi rafet na ñu jël kaddu gi jox kii di Mame Makhtar Gueye bi nga xam ne nag ku ko wax rek sa xel dem ci Jamra sëñ bi Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte lool jàkkaarloo waat ak yow ci salon d'honneur. waa kay maa ngi lay delloo ziar ak nuyoo te ñu ànd ñun ñëpp di sant yàlla ginnaaw bi nga xamee ni may nañu ñu dugg ci weer wu tëdd bi di shahru Ramadan ak jàmm. ba léegi ñu ngi waxi korité kon nag cant ak ngërëm rek a ñuy war ñeel borom bi. du ma mën a nag ñàkk delloo nuyoo ak ziar. docteur Ahmed Khalifa Niass waaye balaa maa delluwaat ci moom. damay yeesalaat waa kër gi rek suñu cofeel ak bokk ak yéen nattu ak tiis bi dal ci kër gi. woo naa ci suba le directeur de la télévision et de la radio Mamadou Moustapha Diop. doon ko masaloo ci nattu bi dal seen chroniqueur judiciaire bi Papa Ndiaye. di ñaan yàlla mu def ci ndox mu sedd ndax mu mën a dellu siwaat ci liggéeyam dellu siwaat ci ay mbokkam. yàlla dafa dogal bi tey am na émission boo ma invité woon il y a 2 ou 3 mois ñu tuddee ko Kër Sidi. ma bokkoon ci plateau ak le promoteur de lutte Gaston Mbengue. mu am kenn ci animateur plateau bi ku ma ne waaw man de dama seetlu ne
baat boo yëkkati rek jëmale ko ci Gaston da nga ciy toftal tonton Gaston wala nijaay Gaston. lu waral loolu ma ne ko xam nga suñu mbokku séeréer yi ak ñun libu yi dañu am point de convergence ci wàllu caada. masalan tàmm nañ di farataal. loolu sociologue ba Jibi Jaxate tuddee la filiation matrilinéaire. maanaam ñoom lébu yi ak séeréer yi dañu fonk wàllu nijaay. maanaam sa càmmiñu yaay. ma ne ko yàlla dafa dogal nag sama yaay bi moo namp jox Alaaji Basiru Jaañ mu namp muy sama nijaay axan te moom moo tax ma xam Gaston Mbeng kon jaadu na cër ba ma jox Alaaji Basiru Jaañ di sama nijaay ma jox ko Gaston ma ne looloo waral nag tonton Gaston bi ngeen di dégg kazalika jëmm ji toog sama nijaay Alaaji Basiru Jaañ kóllëreem la woon ñoom ñaar yàgg nañu kon nag bu mu leen jaaxal wala bu mu leen bett bu ma ko ne tonton Ahmed Khalifa Niass au lieu de docteur Ahmed Khalifa Niass. Alors moom nag sànq bi may ñëw ci yoon bi souvenir yaa ngi dellu siwaat ci sama xel. dafa am benn chantier politique bu dangereux bu ñu mës a seq ak moom à travers jëmm ju tedd ji rahmatullahi alayhi Abdou Latif Guèye. mu di bi gauche bi ñëwee au pouvoir en 1981 précisément le 8 mai 1981 Giscard d'Estaing daanu François Mitterrand remplacé ko. Mitterrand dafa tàmbali son magistère par une tournée au niveau des anciennes colonies françaises. Alors un an plus tard nag mu war a ñëw Sénégal fekk Ahmed Khalifa Niass am na lu mu mûriroon ndax xam nga amoon na fi ay jafe-jafe ak Senghor. bi mu créé Hizbullah le parti de Dieu ba caabi féete woon ko ginnaaw waaye taxul mu bàyyi xeex bi ndax bi Abdou Diouf ñëwee te war a gàttandu François Mitterrand en 1982 moom mu waajal benn conférence de presse pour def un coup d'éclat ndax nee na dafa bëgg a exiger que France dog définitivement buumu njaam bi dox suñu diggante ak moom mu ne nag dafay loué ji benn hôtel pour def conférence bi mais comme que bu demoon loué ji ko ci turam day sécurité bi dañu am soupçon foofu la ñu seexee ak moom nag dafa jël son proche collaborateur di Abdou Latif Guèye parce que ñoom ñaar yàgg nañu mu ne ko demal nga def réservation hôtel Croix du Sud bi nekk avenue Albert Sarraut ci sa tur su ko defee ça passe inaperçu Latif def réservation bi ba conférence de presse ba jotee toute la presse étrangère était là. Le Monde, Libération, du Socialiste, l'Humanité, du Parti communiste ak d'autres organes de presse. salle ba fees del ndeke en réalité Ahmed Khalifa Niass conférence de presse bi mu woote woon habillage la rek am na leneen lu mu naroon ci biir. mu di lan taal drapeau France moo tax l'unique photo bi am rahmatullahi alayhi Mame Less Dia le fondateur du journal satirique indépendant ñu di ko wax le politicien moom rek am photo boobu. bu ma xamoon ne doon naa ko seet génne ko alors loxo boobu nga gis mu feeñ te téye drapeau bi Ahmed Khalifa di taal drapeau bi kooku loxo Latif la keroog nag la dëkk bi yëngatu ci façon boo xam ne bu jéggi dayoo y a eu des dizaines d'arrestations à commencer par moom. D'accord. Sidi Lamine ñu jàpp ko. jàpp nañu beaucoup d'avocats. dinañ ñëw ci de l'opposition waaw dinañ ñëw ci et cetera et cetera alors non dama bëggoon wax ni toog bii ma toog ak moom fii tey. suñu bokk ak moom combat ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Voilà boobu ay prison. fekk nañu ci ay arrestations y en a eu des dizaines. dinañ ñëw sax ci maître Babacar kii Niang. Fondateur du PLP la branche dissidente du RND ci lañ ko jàppee. jàpp nañu tamit beaucoup de syndicalistes de LD MPT et de PIT à cause du turbulent Ahmed Khalifa Niass voilà. jërëjëf kon ñu jox kàddu gi ki nga xam ne rek moom moo di imam Mansour Samb imam amaat nañu mbégte jàkkaarloowaat ci salon d'honneur bi. tayyib alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain sëñ bi tey ñoo ngi lay delloo nuyoo di nuyu mbooleem
mbokk téléspectateur wal fajri di jiital ci nuyoo bi suñu tonton Ahmed Khalifa ak mboolem personnel bi di nuyu suñu rakk Cheikh ak mboolem ñi fi nekk ñëpp di ci teg suñu tonton Pape Makhtar Gueye ak mboolem ñi nga xam ne bokk nañ ak ñoom plateau bi di ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla na gërëm jotaay bi koor gi ñu génn yàlla nañ ko suñu borom nangul boole ñu ci ñu fekkee at yu bari bari luñ ci jaamu yàlla mu nangul ma ko waaye may jagleel ñaan Palestine amaan na dinañ ci ñëw yàlla na fa yàlla delloo si jàmm daraja bi jullit yi am ci jàkka jooju yàlla na ko yàlla delloo si di ñaanal sénégalais yépp di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu gërëm jotaay bi yàlla buñ fi wax lenn lu gërëm loowul sunu borom yàlla na yàlla musal nu ci wax luy gërëm loo nit te fekk gërëm loowul sunu borom incha allah jërëjëf kon ba ñu egg ci kii jërëjëf imam Mansour Samb ñu jox kàddu gi nag oustaz Seydina Alioune Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte nag jàkkaarloo ak yow ci salon d'honneur bi. jërëjëf sëñ bi tey di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi toog ci jotaay bi te suñu nuyoo docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass mu ngi mel ni nuyu nañ umma bi yépp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu wàcceel ñu ko ci kër gi kii sañtoon kër gi it dara taxut mu taxawaloon ko lu dul xeex dëgg yal na yàlla yokk ay leeram amiin yaa rabbi ak lépp lu mu fi bàyyi nag muy ci njaboot gu zaahir ak ci baatin di nuyu it ki nga xam ne mooy Cheikh Makhtar Gueye bu Jamra ak ki nga xam ne mooy imam Mansour Samb ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi toog jàkkaarloo ak ñun di am mbégte kontaante rek comme ni ko imam waxee jotaay bi am nañ ci yaakaar parce que Ahmad dafee nekk mu nekk koo xam ne mooy kuñ sant muy kuñ gërëm muy docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass nga xam ne taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci société bi mën nañ wax ne fu mu taxaw rek wutu na fa Sénégal yëpp kon suñ ñëwee ba ci tëjte gi ñu dajee koo xam ne nii turam luñ sant la ci kaw ak ci suuf jotaay bi am na yaakaar nekk noonu imam Makhtar mooy luñ tànn luñ sant ak luñ tànn nag su fi fekkee Mansour muy lu ñuy dimbale fekk fi Aliou liy ji fa tekki ak kawe jotaay bi am na yaakaar alhamdulilah macha allah macha allah mu nekk njàngat bu am solo kon mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ñeenti gan la ñu am tey jii kii di docteur Ahmed Khalifa Niass du gan ci kër gi gàng la te itam bi ñuy door li nga xam ne moo di salon d'honneur moom moo ko ubbi woon moo tax itam buñ koy tëj moom la ñuy indiwaat mu tëj ko ndax nag dañuy faral di wax ne ki la jig moom bul ko bàyyi mukk delaan ak moom saa su ne te daf ñoo jig kii di imam Mansour moom itam fii la ko fekk ci ubbite gi ñoom ñaar ñoo ko ubbi woon ki nga xam ne moom moo di Mame Makhtar Gueye itam ñëw na salon d'honneur donc yow rek yaa ñëwagu doon salon d'honneur tey am nañu la salon d'honneur alors may profité nag di leen wax ne sama àndandoo bi yegsi na xam naa ne oto yi moo ko téye woon Khady Sylla maa ngi lay nuyu di la ziar mu mel ni nag tey moom embouteillage dafa tardé waaw bi tey maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi di jégalu bu baax a baax ci retard bi waaye dinañ comprendre ni veille fête moom ñëpp xam nañ ne Dakar embouteillage bi macha allah dafay tar bu baax a baax xanaa di jégalu rek waaye tamit di am plaisir bu baax a baax di leen retrouver salon d'honneur tey nag muy clôture bi nga xamante ne ki ko tijji woon mooy docteur Ahmed Khalifa Niass ak Mansour oustaz Mansour Samb nga xam ne macha allah dig nañu bu baax a baax loolu tax ñu ñëwaat fi ñoom it ak Mame Makhtar Gueye Jamra ak ki nga xam ni mooy ku bees te moom maa ngi koy soog a gis ci plateau bi di oustaz Seydina Alioune Ndiaye di espérer nag waxtaan bi njëriñ dina fi daal di génne comme ni ko maam Khady Diéry Fall di waxee di ko nuyu sax moom de passage fële ca Bambey séeréer dafa fàq dem Bambey moom daa daw waaye garaawul alors ma nuyu nag sama naataango yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi tàmbale ko ci Pape Sané yooyu itam mbégte pour ñu ànd ci tëj tegi waaw mbégte bu rëy di delluwaat di la nuyu di nuyu Khady Sylla am kontante comme ni nga ko waxee tey ci bésu clôture bi dalal fi ñeenti kàngam notamment docteur Ahmed Khalifa Niass ak kii nga xam ne moo di Mame Makhtar Gueye ak imam Samb ak oustaz Ndiaye doon ay kilifa yi nga xam ne kenn dootul natable seen xam-xam ak seen auteur fii ci Sénégal donc di ñaan rek comme je le dis d'habitude rek lépp lu ñu fiy wax rek na doon njëriñu askanu Sénégal jërëjëf.
jërëjëf mu nekk lu am solo Pape Sané ñu jox kàddu gi mon frère Mass Mboup yow itam mbégte la ci ñu àndandoo ci tëj gi comme ni ma ko waxee Pape Sané. jërëjëf bi tey mi nga xamante ne moo war a remplacer Adi Niass ci bu année bi di ñëwee ci tafsir bi ndax dégg naa ñaari saar yu mokkal. est-ce que mokkal na sax waaw abudi ak inna anzalnaahu boobu daal bi tey mokkal na ko mais bi tafsir bi di ñëw moo koy def. loolu nag maa ngi xool maa ngi xaar j'attends pour voir. non yow da nga sori tafsir da nga koy jëkkee ci suba man maa jiite ji foofu. waaw mais xam naa Ahmed Khalifa Niass fu nekk ñu la bàyyi ngay jiite loolu moom du mën a nekk mais maa ngi lay ziar bu baax a baax doomu day di nuyu Khady la charmante dame la di ko ziar bu baax a baax a baax mais aussi di nuyu invité yi parce que boo ne Ahmed Khalifa Niass yaakaar naa ne chef religieux la ba pare ñu xam ko ci xam-xam ak aussi mu yori taalibe ba pare nekk ku ñu ràññi ci réew mi ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar aussi Mame Matar Gueye bu Jamra souvent bu xale yi defee dara ci internet bi dañ naan moytu leen Mame Matar Gueye bu ñëwee ngeen waaru kon ça veut dire que déjà nekk na koo xamante ne day préserver valeur Sénégal ak lépp lu nga xamante ne mag ñi bàyyi nañ ko fi di xeex bu baax a baax pour société bi mën a ñoŋ kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci combat boobu di nuyu Biram Traoré mi nga àndal mais di nuyu aussi borom sant bu naqare bi imam Mansour Samb di ko ziar bu baax a baax a baax a baax imam maa ngi lay ziar ak Seydina Alioune maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar aussi mais bi tey di bàyyi xel aussi ceux qui sont dans les hôpitaux feebar laatikaaf ñaan suñu borom aussi mu fëgg seen bopp ak ñi nga xamante ne caabi da leen féeti ginnaaw di bàyyi xel notre confrère Pape Ndiaye parce que bi tey ñun ay doomu aadama lañ tout le temps nous sommes nekk ci télé bi exposé wu mais ay nit lañu kon tey ji lii bu amee tey ñun ñëpp tey ji bu ñu sañoon fa mu toog la ñuy toog parce que on défend les mêmes causes kon Pape ñu ngi koy massawu di ko wax ne gaynde dëgëral xamal ne ñun ñëpp Sénégal yëpp ñu ngi sa ginnaaw te incha allah combat bi doo ci wét bi tey maa ngi lay delloo kàddu gi asalaamaaleykum. jërëjëf Mass dañuy ñëw nag ci sama jigéen bi nga xam ne sonal naa ko lool Thioro maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax Mouhamadou Biteye di nuyu également Khady Sylla waaye itam di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi muy sama naataangoo yi di tatagal bu baax a baax di dalal bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy sunu invité yi nga xam ne tey jii ku ci nekk rek tey jii soo sañoon jàkkaarloog ñoom di leen tatagal bu baax a baax ci li nga xam ne moom lañ ñu wuy si waaye itam di nuyu téléspectateurs yi. Thioro merci beaucoup alors Pape coucou Pape Ndiaye je sais que yaa ngi regarder yaa ngi seetaan. mais coucou sois fort mon ami. ñi ngi sa ginnaaw on est avec toi fi nga nekk yëkkati sa loxo ci kaw lii nattu la ku nekk la mun a dal jombul benn doomu aadama sois fort yëkkati sa loxo ci kaw xam ne jàmbar rek lay dal.